ñu waxoon ma ni ñi taxawal bisu xasida bi ñu ngi leen di jaajëfal tamit thème bi ñu jël mooy l'universalité du message de Cheikh Ahmadou Bamba. Man leen kon nañu xool taxawaayu maam Cheikh Ibrahima Fall ci universalité message du Cheikh Ahmadou Bamba. kon ni ma libéré woon thème bi moo doon de la contribution de maam Cheikh Ibrahima Fall dans l'universalité du message du Cheikh. pour ñu xam taxawaayu maam Cheikh Ibrahima Fall ci liñ ci mën a xam ak diggante mag maam Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul dina tax ñu gën a xam kan mooy maam Cheikh Ibrahima Fall ak li mu représenté ci yoonu murid parce que dafa mel ni nit ñi ci umpale buñ umpale mbirum sëñ bu mag bi ak maam Cheikh dañoo yaakaar ni maam Cheikh da cee wàllu yàlla te maam Cheikh moom bu ci génnee daanaka dara dootu ci des waaw donc loolu ñu xam ko bu ko ñeneen ñi xamul tamit ñun ñi nga xam ni maam Cheikh ñor nañu ñu xam ko xam nu ñuy tulle téye maam Cheikh ak suñu taalibe loolu lañ ci jublu. xam nga borom xam-xam yi dañu wax ni yàlla suñu borom ginnaaw prophète yi saa su ne day wàcce ay ñoñam ñu ko fi nekkal muy ñi ñu moo tax xutbu mooy le pôle de son temps xawsu mooy son aide ki koy jàppale ci liggéey kon ñoom ñaar mënuñoo tàqali ko dégg ngeen sëñ Sall doon wax naan saa bàyyi Cheikh Ibrahima ak sëñ Touba du ñu ñaari jëm kenn lañ kon benn mission bi la ñoom ñu bokk ko ku nekk liñ ci war a taxaw nga taxaw ko ba mat sëkk pour loolu bu ma démontré ko taxawaayu maam Cheikh Ibrahima Fall ci liggéeyu sëriñ bu mag bi dañuy tàmbalee fa lépp tàmbalee muy Mbàkke Kajoor xam ngeen ni en 1881 bi nga xamee ni Maam Mor Anta Sali suñu borom moom na ko ci la Cheikh Ahmadou Bamba donnu daara ji ak njàngale mi yore ko di fa jàngale bi nga xamee ni dem nañ ba juillet 1883 ci la sëñ Touba wooteem bu siw bu am solo boobu wax ni j'ai reçu de mon Seigneur l'ordre de mener les hommes à Dieu le Très-Haut. Ceux qui veulent emprunter cette voie n'ont qu'à rester avec moi. Quant aux autres qui ne désirent que l'instruction, le pays dispose d'assez d'érudits pouvant satisfaire leur ambition. Je les autorise à rejoindre ceci. maanaam yàlla suñu borom xamal na ma ni naa wax mbindeef yi ni leen man la leen boole pour ma eggale leen ci moom yàlla suñu borom ñi nga xam ni loolu doy na leen nañ des fi man ànd ak man fu ma teg sama tànk ñu teg fa seen tànk ñi nga xam ni loolu doy leen nag jàng xam-xam moo leen yitte réew mi bari na ay borom xam-xam yu ñu mën a dem pour lijjanti ko yeewi naa leen wax nañ ni ba mu ko waxee li ëpp ci daara ji dañoo dem lu néew des fa la jaayante bi peut-être commencé ba maam Cheikh ni muy ñëwee en 1884 li may wax ni date yi maa ngi ko jëlee ci livre blanc bi waa Rawdu Rayaahin génne woon doon ci corriger erreur monumentale yi nga xam ni histoire générale du Sénégal indi woon na ko ci li jëm ci Cheikh Ahmadou Bamba donc 1884 la fa maam Cheikh ñëw juillet donc bu fekkee Sëñ Tuubaa woote na wax li ko suñ borom digal 1883 xam nga juillet boo jëlee fin 83 ay quelques mois daal moo séparé parce que fin 83 la mu ñëw fa à partir de 1984 ci la njëkk a gisee ci kaw suuf ak Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul te lam ca wax ñëpp dégg nañ ko maam Cheikh mu ni loolu sëñ Basiru la ko sëñ Moussa ko wax na yàlla mi ko moom moo ko ni Bamba moo la moom raa si ko jox ko autrement dit c'est Dieu mon Seigneur qui m'a dit que tu es à Ahmadou Bamba va te mettre à ton service à son service kon
yàlla moo ko tegtal mooy li ñuy wax rek xutbu bi ak xawsu yàlla moo ko tegtal donc loolu foofu nag la yoonu murid juddoo amoon na lu ñu wax ni 39 yoo xam ni ca daara ja jaayante woon nañu ak Cheikh Ahmadou Bamba maam Cheikh ñëw 84 nekk seen 40e waaye moo njëkk ndax li mu njëkkee mooy la taxoon ñu mën a jariñu defuñu ko woon am na suñu sëriñ buñ doon waxtaanal fii mu ni ñu mag ñi bi maam Cheikh ñëwee comme que borom xam-xam lañ jàng xam nañ téere yi dañoo ñëw ci sëñ Touba ni ko maam Cheikh mii du jàmm bor bu set wecc la waaye gis nañ ni mi ngi liggéey di la jox nga koy jëfandikoo sëñ Touba di la xanaa xamoo leen nit bu jébbaloo ci ki mu jébbaloo deretam alalam léppam lew na ko kon fa lañ ñooñu xamuñu woon kon li maam Cheikh indi sëñ Touba confirmé leen ni kii li mu def loolu ngeen war a def tam ñu tàmbali nag xam ni kat kii am na lu mu indaal loolu lu am solo la maam Cheikh la nekk fa di leen conscientiser ci dimension Serigne Touba parce que dañ ko umpale woon ba pare boole ci di leen jàngal liggéey ak éthique de la responsabilité li doon li ñu war a bàyyi xel mooy nit ñi wax ji bari na ñi ngi nettali maam Cheikh mais maam Cheikh dundam ji yépp liggéey rek la doon def wax nañ ni Mbàkke Kajoor ba mu jébbaloo pour nga ko gis ko fajar gi rek ngay mën a gaawantu njëkkanteeg moom buy root ndaa yi pour nga gis ko sinon mi ngi ci àll bi di liggéey kon amul woon jotu leneen lu dul liggéey wax ji bariwul ci la tàmbalee di leen jàngal liggéeyal sëñ Bamba ngir mën a am ngërëmal yàlla parce que moom la leen yàlla suñ borom booleel ci wax ji ma njëkk a wax ci njalbeen ci wootey Serigne Touba moo tax sëñ Moussa Ka wax ne ko yéen doo liggéey fanaanee root ci loolu rek la nekkoon ba pare nekkoon lieutenant inséparable de Serigne Touba ba ñu dajee ba sëñ bi ni mu fiy jógee moom maam Cheikh nii lañ def musuñoo tàqali ko te loolu laa bëgg a indi ngeen xam taxawaayam ci liggéeyu sëriñ bi dama retracé